yëngu ci wàllum caada ci Sénégal mel na ni seenu njaaxle léegi mu jeex ndax ci observateur Youssou Ndour ministre conseiller du président de la République ma nga ca naan président Sall ci boppam dina am taxawu ci wàllum koppar jëmee ko ci yëngu ci wàllu spectacle Youssou Ndour ginnaaw tànki jàmm yu mu ca dox am ca ndam ci ndimbalal ministre intérieur ak naatangoom bi ñu dénk wàllum culture ndimbali nag mu ne du bàyyi kenn musicien fecckat tëggkat bongo man ñëpp ñu bari ci ñoom nag ñoom acteurs culturels yi joxante woon ndaje démb ci Ndakaaru ak diiwaan yeneen ci Sénégal ci Ndakaaru ci Colobane laas xëy wane leen ak seenu takkook Pastefu yéene kaay bi jàpp ne seul fausse note yi mu ci gis nag mooy ñàkk teewuk star yu mag yu ci mel ni Wally Seck Pape Diouf Youssou Ndour Viviane ñoom artistes yi nag ci manifester gi gis ne pexe amatul ubbi rek mbaa dee ca nag ñu ne xanaa du kilifa yi ñoo fi waxoon Sénégalu ñëpp Sénégal ngir ñëpp enquête xëy wane nataali di jaaw dég dëggati ñu masque wu toog farankulaayu ak Pastef gu mat sëkk ci sitin bi yéene kaay bi ne démb kenn desul rappeur chanteur danseur manager d'artiste borom boîte de nuit ñëpp état bi ñu ne mel ni ku dellu ginnaaw Youssou Ndour xamal leen ndimbal gu leen président de la république di waajal Fada Freddy ne ñoom li ñu bëgg mooy liggéey rek ngir sàmm seenu ngor bëgguñoo mujj ci yalwaan président au conseil dialogue social ba tey ak enquête yéenekaay soxna Innocence Tab Ndiaye diggéem ndaje diggam ak acteurs culturels yi tey ji ci alxamis ji président Alioune Tine moom ci sunu làmb la mu gis mooy bu nu fàtte it les acteurs de la lutte ndax ñoom it faaw ñu déglu leen mu ne jiital xaddoo gëwoon di sàkku ci kilifa yi ñu toog ak ñu yëngu ci wàllug làmb ngir xool ci yan yoon lan mën a jaar bu ubbiwaat làmb ji ca it duñu may nag virus bi occasion muy taxawaalu ci réew mi ngir saison 2020-2021 bu làmb ji sunu làmb xamal ñu sax ne ministre Makhtar Ba dina ci daje ak njiital CNG bi Bira Sène samedi 11h ci suba lay doon virus bi nag moom ak feebaru vaccin bi mu àndaale ni ko Le Quotidien tuddee fu ne ay candidat vaccin lu toll ci fukk président Macky Sall moom la muy sàkku rek mooy ñu gën a yokk surveillance gi may gët gi ñeel sunuy frontière sus a tiit ngir waa Daara Jolof moom ak coronavirus bi ndax mu ne ci benn bis dong diwaan ga am na fanweer ak benn cas fukk ak benn cas communautaire l'hôpital ba ñu ne amul salle bu ñu ber malade ya maire ba ñu ne Maawu Ndiaye ci boppam nga xam ne am na ca mairie ba ñetti agent yu am coronavirus ci gare boo maraîcher bu Ndakaaru gii la bëgg a toll di yore mairie ba coronavirus nag di balaande bawul dara ba ci feetug Noël gi mu nar a xajamal wal fajri ne feet la guy am ci jamonoy coronavirus ak dëkk bu naqari dëkk bu dëgër wàllu politique Khalifa Ababacar Sall les échos ne sib na moolu wàllu entrisme maanaam koo xamante ni da ngay xaar rek mu tooy nga tag ndax nag mu ne moom ancien maire ab Ndakaaru bu fi woon démocratie gu wër day am majorité buy jiiteeg opposition buy opposé wu politique mu ne dum njaayu waaye xeex la ci lu sax ngir yokkute askan wi seen taw féex Vox Populi ne Khalifa ngay positionné wu nag ngir 2024 ci yéenekaay bi moom sëñ Sall di ci xamle ne la mu bëgg mooy fédéré mbooleem kàttan yi lënkale lépp ngir gàddul askan wi seen yaakaar kilifa politique geneen Idrissa Seck Walfadjri xëy xamal ñu ne pal ga mu faloon Cheikh Tidiane Mbaye nepp conseil ci conseil économique social environnemental sëñ Mbaye mujj na ko lankal sàkku na ci moom mu jéggal ko Thierno Alassane Sall moom doj wu rëy la ko yónnee moom jiital CES Idrissa Seck ci la tribune Thierno Alassane Sall di wax ne su amoon ñaar yu mel ni moom ci réew mi Sénégal tas Sénégal nag su tasagulit sorewu ko sunu sukkandikoo ci kilifa gi di Ahmed Khalifa Niass ma nga naan moom sëñ Niass ci Walfadjri ba tey Sénégal dëkku scandale di njaaxum ak ger ku moywul nag mu ne it élection présidentielle anticipée dinañ ko am 2022 njaaxum weesuwul nag li Vox Populi xëyee tey di ñaari professeur yu benn élève bu 17 ans tout mal ci ne dañu ko siif coow li xewe ci l'école njaaxe bu Wakaam l'école bi ci boppam moo nar a yàqu sax bu nu ci jógul ndax ñàkkum kilifteef gi ci biir daara yi observateur ne léegi lanu fay nemmeeku muy ay compte Instagram yu élèves yi créé ngir di yàqantey der ak yeneen di partager ko yónnante ay vidéo ki nataal yu bon ministère bi ñu dénk wàllu njàng mi digg na nag ay sanctions administratives naam dàqul sa xalaatu toppe ba ci yoon président de la république moom site internet yenn yi ñoo ko ëlëm ba démb ci conseil des ministres mu sàkku ak yoonal ñeel yenn site d'information yi di lu nu jàng ci Le Soleil président dafa jàpp ne li raam ci ñag bi la jëm ci sunu ci jógul ndax yenn taxawaayu ñenn ci site information mën na dem ba yàq penc mi bennoo gi fi aada ji ba ci état bi ak dal gi ci pencu Sénégal. xibaar yi ci wolof ci gàttal asalaamaaleykum Ndiogu. waaleykum salaam Babacar di lay nuyu di nuyu auditeurs yëpp xibaar yi li ci gën a fës njiitu réew mi sàkku ñu tegaat ci yoon site internet yi nga xam te ne lu leen neex bind lu leen neex wax di dogal bu appel di mbootaay gi ëmb ñi yëngu ci internet bi ànd neneen bu ko jëree sax na ami daan tey le 24 décembre catholique di màggal juddu ko Yeesu Christa ci guddi gi ak lii de messe de minuit wante laata loolu archevêque bu Dakar monseigneur Benjamin Ndiaye dina amal message de Noël ni mu koy defee at mu nekk ministre bi yor aada ak cosaan di dalal tey artistes yi bokk ci ñaari kuréel yi di AIM ak CAM ñoom waa CAM sax amaloon toggaanu ñaxtu démb ngir sàkk ñu bàyyi leen ñu liggéey ndax neneen ñu sonn nañu Khalifa Sall yëkkati kaddu ci coowal suuf yi bëri ci lool ci réew mi maire bu Dakar bi woon métti lu ko teg ci tam ne bés bu doonee président lépp dina jeex daañu ci teg xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexale ak li ci yéenekaay yi mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nes lu nañ ci ay faram-fàcce
El Hadj Ndiogou Diène. mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média xibaar suba gi dañ koy door ak Noël di mandargaal juddu Yeesu Krista ñii di catholique yi di koy màggal tey jiiti guddi waaye tamit nag suba 25 décembre ci loolu sax nag tey ji daañu amal messe de minuit ci jàngo yi ci réew mi yëpp daañu ci ànd ak yéen en direct ci cathédrale bu Dakar laata nag guddi gi ci ngoon gi moom ki nga xam te ni mooy monseigneur Benjamin Ndiaye archevêque bu Dakar dina yëkkati kaddu jagleel ko askan wi ni ñu koy defee Noël bu jot mbir mi nag bu 5 heures jotee lay doon waaye bi yoon nag ak mbas mi ñu nekk ñuy bañ dajaloo bi tax sax ba bi yoon kon du kaddu yoo xam ne day jànn ak taskatu xibaar yëkkati ko waaye dañ koy def ci site internet bu Oficom nag noonu tam ci YouTube bi. kii di njiitu réew mi président Macky Sall moom nag démb sàkku na ci feetu Noël yi nit ñi bàyyi xel bu baax a baax teg laykal docteur jëm ci moytu mbas mi di coronavirus muy wàllu dendante bi ak yeneen ci loolu tamit daal dinay sargal ñi di catholique yi ci feetu Noël yooyu ci geneen wàllu moom njiitu réew mi wax na ci site internet yi nga xamante ne lu leen neex wax lu leen neex bind njiitu réew mi daal ne jot na nag ministre bi dénk wàllu communication ak CNRA xool ñu ñuy dakkalee lu ñu mel ndaxte loolu baaxul ci réew mi te mën na taalum réew kaddu yooyu nag ki nga xamante ne mooy njiitu appel Ibrahima Lissa Faye ànd na ci moom nag nee na nguur gi na jëfee sart yi te bu jëree sax tëj ay site internet dañ ko def dañuy déglu Ibrahima Lissa Faye ci jokkoom ak Salisson. waaw ñun de dañuy rafetlu li président bi wax parce que ñun loolu la ñuy wax boobu ba léegi nii kenn dégguñu tey nag bu ci président bu waxee conseil des ministres mooy que ne daf mel ni dégg nañu waaye li ma ci jaaxal mooy que président li mu wax ni mooy maanaam dafay wax loo xam te ne évidence la ndaxte code de la presse bi tey jox na état bi argument yépp pour ñu mën a faire régner de l'ordre dans le milieu de la presse en ligne c'est-à-dire lépp loo xam te ne ay lënt-lënt la ñu dindi ko et tey jii nii disposition yooyu nekk ci code de la presse bi xaarul sax texte d'application pour ñu appliquer ko donc état bi bu bëggoon tey site boo xam te ne respecté wul yoon dañ koy daal di tëj juge ordonné ARTP wala structure yi nga xam te ne ñoo ko war tëj FAI yi ñu daal di koy tëj yeneen dëkk dañ koy def donc pourquoi pas ñu def ko biir Sénégal donc tey bu fekkente ne état bi réglementé wul secteur bi daf ko neex wax dëgg fa yàlla ndaxte ñun acteurs yi loolu la ñuy laaj et dafa bëri site yoo xam ci ne maanaam doo xam lu ñuy wax wala lu ñuy bind et fu musiba kiiwee ñu jël ko teg et bu yàggee dañuy taal dëkk bi comme ni ko président waxee et buñ ci waxulee musiba mooy am. biñ ci waxulee musiba mooy am di kàddu Ibrahima Lissa Faye jiite appel di mbootaay gi ëmb ñi yëngoo ci wàllum site internet yi wax lu soxal nguur gi ak ndaje bi ñu waroon amal ak taskatu xibaar yi ñu ngi koy defee ñaari ay bés yu ne le gouvernement face à la presse ñetteelu yoon bi tey ji lañ ko jàppoon ci alxamis ji tey ci suba waaye dañ ko mujjee dàq li ko waral mooy génnuk àdduna Pierre Ndiaye ne moom secrétaire général ministère de l'économie et du plan moom Pierre Ndiaye daal di génn àdduna ci hôpital principal bi Covid-19 di coronavirus moo ko faat lu soxal nag ndaje boobu gouvernement ba doon amal ak taskatu xibaar yi tey jii ministre des finances et du budget Abdoulaye Daouda Diallo ak naatangoom bi ñu dénk wàllu économie et du plan di Amadou Hott ñoo waroon jono ak taskatu xibaar yi waaye ndaje boobu kon dañ ko mujj dàq ndax génnuk àdduna Pierre Ndiaye beneen ministre de la culture et de la communication moom tey jii ci alxamis yi dina daje ak waa AIM di acteur de l'industrie musicale naka noonu tam waa CAM di coalition des acteurs de la musique di ñaari kuréel bu ëmb ñuy yëngu ci wàllu musique di ay artistes ndaje boobu nag am gannaaw manifester di ñaxtu boo xam te ne waa CAM amaloon nañ ko démb ngir sàkk ñu bàyyi leen ñu liggéey gannaaw bi ñu tëjee lii di baar yeeg hôtel yeeg restaurant yi ñu bëgg nag ñu bàyyi leen ñu liggéey ngir nag nee nañu sonn nañ lool jamono ji te ci fin d'année lañ nekk tax sax ñu bëgg kon ñu daal di leen di bàyyi ñu fàttali ne ministre conseiller Youssou Ndour mi ngi dox tànku jàmm ci mbir moom ba sax li mu xam ne woon moo di ne njiitu réew mi jël na dogal ne ak ndimbal ci wàllum koppar dina ko jox artistes yi fii ak kon tey wala suba la waxoon na juróom minute moo tegu ci 8 heures. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wéy ci xibaar yi wax ci leneen di wàllum xiif ñu ragal mu dugg ci diwaanu Louga bu ñu sukkandikoo nag ci ñi nga xamante ni ñoo bokk ci conseil national sécurité alimentaire lu toll ci 34000 di fanweeri ju nekk ñeenti doomu aadama seen mbirum xiif nag moom mi ngi leen di yoot ndax nag wàllum ñam dese nañ ci lu bëree bëri tax nag ñuy xool nu leen di taxawaloo ñu leen di taxawee dañ ci déglu Marcel Ndione mooy chef bureau service bu nekk ca Louga ñu déglu ko ay kàddoom ci micro Abraham Paul Pouy.
situation wu Louga bi ci ñetti département yi ñaari ñu ngi nekk en phase sous pression muy Kébémer ak Louga waaye seen moyen d'existence yi département de Louga dafa nekk en crise seen moyen d'existence loolu mooy lan mooy que ñoom ñu ngi lekk waaye mënuñu def yeneen dépenses yu jëmul ci lekk maanaam bu ñu bëggee dem def leneen li nga xam ne du lekk pour njaboot gi maanaam jëndi yére fokk ñu def ba dëbal lijjante pour mën ko def loolu la ñuy wax Linguère nag xaw na tane ñoom ñoo xaw a gën a tane ci ñetti département yi fii mais Louga seen moyen d'existence yi ñoo nekk en crise département de Kébémer 22 639 la ba département de Louga mu nekk 9 318 personnes donc ci loolu la boo jëlee bu doon région bi yëpp mu nekk 34 977 personnes et ce CNSA secrétariat exécutif du conseil national de sécurité alimentaire bu defee cadre harmonisé ànd ko kuréel yi nga xam ne ministère yu nekk fii yëpp yu nekk ci wàll bi donc bu ñu paree dañuy tëral lu ñu naan plan d'urgence PUSA donc bu ñu ko defee ba pare plan boobu noonu mooy wane nan la ñu war a taxawoo nit ñooñu parce que dem nañ ba xam nombre de personnes yi nga xam ne ñoom la mbir mi mën a affecté. mu ne woon Marcel Ndione bokk ci kuréel gi di conseil national sécurité alimentaire di kuréel gi taxaw ngir wàllum kaaraange ci dundu dem ba diwaanu Mbacké wax ci ñaxtu askan wa ñoom nag feebar faju jafe na leen lool li ko waral moo di sant bu fa nekk daanaka moo gën a feebar ñi nga xam te ne ñoo feebar dara am fa waaye tamit dafa xat tax ba askan wi di sàkku ñu tabaxaleen ab l'hôpital Marema Diop. hôpital ku am sa sago doo fi ñëw. ñaxtu bi mu ngi jugee ci soxna su jaaxle gunge ku feebar ñu ngi ko fekk ci buntu centre de santé bu Mbacké. meram gi nag dara waralu ko lu dul jafe-jafe yi mu nemmeeku ci bërëbu fajukaay bi lee. faj gi moom ni mel moom ndax sa niñ ko war a fajoo duñ ko fajoo. moo ne de li fi nekk sax raw na loolee ay qualité de soins yoo xam ne du ñëpp a rafetlu liggéeykat yu néew ak yeneen i manquement loolee lépp nguur si mu ngi ci araftu. fi mu ne nii 15 malades donc mu fi amoon Sambour yëpp fees. dafa xat daal problème mu hôpital moom am nañ ko lool bu ñu ci dimbaloon nag moom ñu jël. suñu sañoon daal ñoo am médecins yoo xam ne moom ñoo gën a xereñ ñëpp. médecins yi doyuñ ndax médecins yi doyuñ. ñu dugg ci biir centre de santé bi lee jéem fi def tour. waaye nag liñ fi seetlu mooy bërëbu liggéeykaay yépp ñu ngi dox. ñu jéem a gis médecin chef bi lim ñu xamal mooy du tontu ay tuuma. Mbacké nag askan bi leen rek la ñu bëgg moo ñu tabaxal leen ab hôpital Moustapha Diagne mu ngi jiite ab association bu ñu tuddee Mbacké sama gox. kii waroon na nekk tey centre de référence mais ñun centre de référé lañ yor fi indi ku mën ci doon dañuy jël référé la à Touba. soins yi ci war amuñu ko fi personnel bu qualifié malgré bu fi nekkee mais amuñu matériel yi fi war aussi vraiment lii daal c'est triste quoi. gën a ñoŋal plateau sanitaire bu Mbacké di mbébét bu askan bi di yeewoo ci diwaan bile Marema Diop Mbacké RFM. Marema Diop gannaaw wér-gu-yaram ñu wax lu soxal wàllu dem beeg dikk bi wax nag ci autopont bu Yoff bi nga xamante ne ubbi nañ ko démb di loo xamante ne nag dina yombal dem beeg dikk bi ci yoonu aéroport Léopold Sédar Senghor xew-xew bi amee woon démb ci teewaayu ministre bi ñu dénk wàllu transport di Mansour Faye ak kii di Abdoulaye Diouf Sarr nekk maire bu Yoff nekk tam ministre de la santé teewoon na fa Aminata Ba. ginnaaw ubbite autopont bu cité kër góor gi ak bu nekk ca wetu Saint-Lazare bu Yoff daal dina ciy tegu Mansour Faye di jëwriñ bi yore wàllu dem bi dikk bi. weer yi wala semaine yi di ñëw di ngeen gis yeneen autopont yoo xam ne ñu ngi leen di liggéey bu neexee yàlla daañu leen mettre en service loolu nag dafa nekk ci programme bi nga xam ne président de la République moo ko lal ci wàllum defar yoon wàllum yokk mobilité urbaine au niveau des grandes agglomérations comme Dakar. yile jumtuwaay dafa am place bu am solo ci diggante réewum France ak bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci Agnès Cuermont di conseillère ci ambassade bu France fii ci réewum Sénégal. L'achèvement des travaux mbégte rek lañ am ci liggéey bi ni mu gaawee pare ndax date bi nga xamante ni moom la ñu waxante woon ci la lépp daal di yembee duñu yem rek ci yile autopont waaye dinañ tabaxaat yeneen fii ci Ndakaaru ba ci sax gox-goxaat yi nekk ci biir réew mi lii yëpp bëgg rek askan wi bañ a sonn ci wàllu dem bekk dikk bi ak tamit fi nga xamante ni dinañ fa mën a féexloo ndax rek ci autopont yi dinañ ci def ay place yoo xamante ni askan wi dinañ fa mën a toog wala itam ndaw ñi di fa fowee.
des espaces de détente, de sport pour améliorer la vie des habitants. ngir dem bikk dikk bu jaar yoon fii ci Ndakaaru gouvernement bi xamle woon na dina daal di tabax lu tollook fukk ak ñetti autopont TER bi train express régional dina daal di daw fii ak njeexintal atub 2021 moom la joriñ bi daal di xamle mu yokku ci ne BRT bi bus rapide transit dina daal di pare fii ak ñaari at. Amiin. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. maire Dakar bi woon Khalifa Sall ne bés bu faloo nekk njiitum réew Sénégal dina lijjanti jafe-jafe li ci mel ni wàllum suuf waaye tam wàllum ndox ndaxte nee na loolu nekk na loo xam te ne dañ koy sofantal te nekk na nag lu mën a taalum réew rawatina wàllum suuf Khalifa Sall yëkkati yooyu kàddu démb ba mu demoon seeti waa FRAPP France dégage ak waa Doyna ñu teewlay kàddoom mais moom mais Khalifa Sall ci micro Mambo. suuf dafa am ni ñu ko doon administrer ak nu muy jëriñe mais bi ci jëkk ci suuf mooy mu jëriñ askan wi ak ña fa nekk ak ña fa dëkk parce que ku nekk nag fa nga dëkk sa dëkkuwaay sa dëkkin ak na nga fay dëkkee sa suuf lay doon donc il faut que ñu jëlaat problème boobu toog ci waxal ko wax nga ko parce que suñu moytuwul dama naan suuf moom ak bombe à fragmentation la day tasaare nañu moytuloo opposition ñëpp war nañ ko def problème réfléchir ci suuf ba ñu mën trouver une solution beneen bi nga ci teg nag mooy ndox su suufee soo ndox a ci tegu parce que kiy dund fi il faut que mu am fu muy dox ak dëgg a dëkk mais ku dul naan de importance su suuf ak bu ndox benn la donc nan la ñuy xoolaate politique hydraulique u Sénégal parce que du rek teen parce que aspect bi nga ci posé benn la. mu ne woon Khalifa Sall ne woon fi maire Dakar dem mu demoon seeti kon ñi di waa Doyna mu ànd ak ñoom nag ne Doyna jafe-jafe yi tar askan wi ñuy dund ñi li ci saafara Oumar Mbow. ab costume africain bu weex tàll la Khalifa Ababacar Sall ñëwee ca siège u FRAPP France dégage Guy Marius Sagna Barthélémy Diaz ak ñi teewal collectif multilutte Doyna daal di ko dalal. président Khalifa Ababacar Sall ñu ngi lay dalal. ñëpp nag daal di sol ab masque dara mënul woon tere activiste bi yiy yàbbi ci coono wi askan wi di dund lu dul noddu takkusaan ci juma bu nekk ca wet ga. ci bu loolu jàllee Guy Marius Sagna daal di dénk yile kaddu Khalifa Ababacar Sall. suñuy kër dafay lakk suñuy kër dafa am daay ñu ngi góorgóorlu nag di root di fay waaye daay bi dafa am doole ndaxte système bu mag a mag la da nga dem police ñu ñàkk la fayda nga dem gendarmerie ñu ñàkk la fayda nga dem DSCOS kenn du la déglu nga dem justice doo fa am ndam nga bëgg a dajeeg ministre du la faale kon président Khalifa Ababacar Sall fii ku fi ñëw dañ lay wax nga ñëwaale ak si woon kaddu yooyu am solo lool ci gis-gisu Khalifa Ababacar Sall meeru Ndakaaru ba woon yile kaddu la njëkk a génnee si gémmiñam. doy na. mu dellu di woo Guy Marius Sagna ak ay ñooñam ñu ànd ak moom ngir mu faj jafe-jafe yu askan wi di dund ci biñ ko falee. loolu dañ ci d'accord ak yéen et on vous soutient pour ça en tout cas liy faj mooy booloo taxaw réew mi nag gars yi dañuy bëgg a sonn ci wax ju bari ji parce que dañoo bari wax dans ce pays dañuy wax rek te suñu jëf du bari suñu bëggee nit ñi jógaat ànd ak ñun ci li ñuy xeex daañu taxaw jàppale nit ñi ca la leen ñor ak la leen soxal. ci bile ndaje collectif multilutte Doyna Khalifa Ababacar Sall ak Barthélémy Diaz ñoom ñëpp nag xamal nañ ne ànd nañ bu baax ak artistes yi nga xamante ni fan yëpp dañuy génn di wax ne nañ leen bàyyi ñu amal seeni ay spectacle. Omar Mbow dem ba Wakaam wax ci coow li amoon démb ba ñuy voté budget mairie ba muy budget cat bi ñu dëgmal di 2021 yenn ci conseil nag ñoom di ñaawlu yorinu maire ba di Samba Bathily Diallo ne daal dafa am ay luubal ak yorinu bon boo xam te ne moom lañ koy tuumaal waaye moom maire ba di Samba Bathily Diallo wet ci ne loolu ba mu set wicc xamataan. lu tolloog juróom-ñaari conseils municipaux ñoo gedd conseil municipal biñ doon amal ca mairie Wakaam ngir wote budget mairie bu atum 2021 ñooñe li ñu xamle mooy gestion bu maire bi dafa lëndëm ci ñoom Mamadou Goudiaby moo yor seen kàddu. lépp a lëndëm ñu bëgg a leeral waa Wakaam fan ci toll beneen bi mooy poste de santé de Cité Avion gis ngeen première délibération baa ngi nii bi ñu délibéré bële bi amoon xeex dañu délibéré ci 50 millions pour poste de santé bi mais ñun ñu xamuñu terrain bi kat ci turu kan moo ci ne tey mu indiwaat ko cela veut dire que madame le sous-préfet dafa annuler conseil boobu ñetti conseillers ngi ne ñuy tegloo yoo xam ne da koy def par force ñun ñu bind argumenté door ay article mu jox ñu dëgg yooyu nag looloo tax mu ne jàmm ji foog ñu wut ko parce que sinon du ñu mën a liggéey.
Samba Bathily di maire Ouakam ne li ñu koy tuumaal dara du ci dëgg. nañu wax ci gestion bi fan moo transparent dañ ne gestion maire li muy def day am compte de gestion mooy lépp lu mu def bu jëndee big sax day nekk compte de gestion boobu la ñuy jël jox ko conseillers yi pour que ñu voter le compte administratif donc am nañ un tableau pour vérifier lépp loo xam ne ñun loolu lañ def boo ñëwee nga ne tey li maire bi def jubul wala leerul da nga war a wax ni maire bi kat voté nañ ko lii deful lii maire bi kat def na lii te lii amul et cetera ma xam ku may tontu. ca mairie bu Ouakam dëkk bi neexatul ci diggante jaraaf ak yenn conseillers yi. RFM Sport. yegsi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne seen Cheikh ni ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Njogu Jeen. wàllum football nga koy doore. waa ak coupe de la confédération ni ki démb nag lañ doon amal manche aller di jongante doon dox diggante jaraaf bu Dakar ak San Pedro bu Côte d'Ivoire ca stade Lat Dior bu Thiès lañ ko doon amal jàppale ni nag doomu Côte d'Ivoire yi ñoom ñoo ci mujj am ndam benn bal ci dara seen but nag ki ko duxal moo di Cheikhou Soumaoro ba match amee 40 minutes gannaaw loolu nag kii di Malick daf yëkkati na ay kàddoom moom lu mu xam ne ni moo di xàmmeewul équipe am rawatina ci première période bi. sant yàlla rek xam nga defet moom daanaka mënul neex ci xol quoi li ma gisee sama joueur yi ak ni ma leen gisee kan contre Canopia dafa mel ni yàlla ak yàlla dafa mel ni beneen équipe laa indi ñu ñëw di jouer équipe bi dafa manqué d'envie équipe bi manqué na rigueur équipe bi dafa léger équipe bi amul course amul dara ba pare équipe bi dafa coupé en 2 en 3 j'ai pas compris à un moment donné moi j'étais malade dañu bàyyi adversaire bi mu jël confiance sur le terrain te loolu amul fekk ci football man loolu rek moo ma métti mais en deuxième mi-temps bi ñu demee defe naa mi-temps apporté nañu correctif yi parce que tamit foofu waxante nañu dëgg apporté nañu correctif dafa ñu ay changements je pense que y a un léger mieux dans le jeu il y avait beaucoup plus de jeu dans le contenu on a un peu recherché le jeu dans la verticalité on a essayé avec la rentrée de Ousmane Mbengue qui est bien rentré dans son match kenn werante ko et puis moom bokk na si ñu participer si ñaari match yi mu joué ko ba mu jeex surtout match aller bi joué na match retour bi joué na donc man je dis que ni à force de le faire jouer mu continuer di jouer pour man dina yëg retrouver niveau bi nga xam ne moom la amoon te moom la ñu yaakaar ci moom mais tamit loolu yëpp su amul volonté parce que nit aussi xalaatu entraîneur xalaat la rek mais jour bi su amul volonté aussi tamit du ñëw man je pense que dem naa benn moment gis naa muy décroché bas gis naa muy perte ballon yi ba pare dans les phases défensives gis naa du marqué parce que milieu bi yaraax na am na espace du marqué di dox bal bu yor perte ko mais xaar naa benn moment mënatuma Chérif moo tax ma indi Chérif bu mu ñëwee bon am na apporté na plus parce que peut-être encore jëlagul repère am carrément ci équipe bi mais je sais que xale la boo xamante ni ku ko jox confiance mu liggéey pour man tam mën na ñëw parce que ñoom ñëpp sa bal peut-être kii moo gën a yàgg moo ëpp expérience moo ëpp métier li ñu mën a xalaat rek la ñu am mais après liy dëggal terrain bi mooy dëggal lépp man je pense que loolu laa am. ñu daal di wax ci leneen di championnat ci biti réew championnat bu France ni ki démb nag doomu Sénégal ga ca ràññeeku moom moo di Idrissa Gana Gueye jot naa dugal but pour équipe am bii di Paris Saint-Germain mujj am ndam seen digg ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Racing Club bu Strasbourg Paris Saint-Germain moo leen daal di daan kon bokk ñeenti bal ci dara jamono di féetee si ñetteel place bi ñi nga xam te ñoom ñoo féetee na ci place bu njëkk bi moo di Lyon ca ñu toftal ca wet la ñi nga xam te ñoo di waa Lille ñoom ñaar nag ñoo tolloo ki poñ démb nag Lille moom dafa daal di daan Montpellier ñetti bal ci ñaar Lyon daal di daan ñetti bal ci dara ñi nga xamante ni ñoo di waa Nantes ñu daal di wax ci geneen championnat moo di championnat bu Espagne foofee itam jàppale ni dóorbeeg dàqe ba tey mu ngay wéy ci diggante ñaari équipe yi ca Madrid di Real Madrid ak Atlético Madrid jamono gi ñoom ñoo féetee ci place bu njëkk bi ci classement bi tolloo ki poñ ñoom nag démb waa Real Madrid dañoo daal di am ndam ñaar ci dara seen digg ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Granada kii di Karim Benzema moom moo jot a dugal sax ñaareel butu équipe bu ñi nga xamante ni ñoo di waa Real Madrid FC Barcelone moom jamono gi ma nga féetee ci juróomeelu place bi ci classement bi la tolloog juróom-ñetti poñ daal di dox ci diggam ak ñii di waa Atlético Madrid ak itam ak ñii di waa Real Madrid ñu daal di wax ci championnat bu Italie niki démb jàppale ni Milan AC moom dafa gën a dëgëral taxawaayam ci place bu njëkk bi la ko waral moom itam démb ci njeexitalu jogante ci seen championnat dañoo daal di am ndam seen digg ak ñi nga xamante ni daal ñoom ñoo di waa Lazio bu Rome Milan AC moo leen daal di daal ñetti bal ci ñaar ba pare gën a dëgëral seen taxawaay ci li nga xamante ni daal moo di place bu njëkk bu championnat bu Italie alaaji li moo fi gënoon fas ci xibaar tàggat. jaajëf sëñ Cheikh. RFM rajo askan wi.
yegsi ci xibaar yi ñeel wàllum aada ak cosaan ànd ceeg Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi cinéma sénégalais dañu nekk di ko tabaxaat jamono yi loolee waral sax chantier yi ñu ci tàmbale bëri nañ bu ñu sukkandikoo ci UGJAS mi nga xamante ne mu ngi doon jox lenge yi ca direction de la cinématographie niki démb kii di Germain Coly mi nga xamante ne moo ko fa wutu Sékou Diallo moo ñu fa teewaloon. cinéma bu Sénégal jamono ji ñu ngi koy tabaxaat ngir gën koo dooleel am na ay chantier yu bëri yoo xamante ni jamono ji tëji nañ leen UGJAS mooy directeur cinématographie bu Sénégal bi génn. ñu ngi bëgg ubbi salle yu fi nekkoon jox nañ leen xaalis pour que ñu ubbi leen xam nga tey cinéma dafa war dugg ci koom-koom ñu am benn industrie cinématographique defaat ay liggéey jumtuwaay yu mën a bokk ci koom-koom réew loolu yëpp mooy enjeu yu tey parce que film def ko dafa cher moo tax ñu am projet bu gën a rëy mu am ay bailleurs ñu ci jàppale mooy projet de cité du cinéma. ñu daal di ko yóbbu ci direction cinématographie bu Sénégal si lu bees Germain Coly daal dina pare rek ngir def kéemtalaay kattanam ngir rek gën a dëgëral boobu la secteur. foog ma liggéey ak professionnels yi nekk fii pour que ñu mën a téye ci kaw a kaw lu mu yëkkati na ko nag si kaw. numérique bi nag daal dina tax ba ñu gis ay initiative yu bees foppikaay itam daal dina jàppale boobu la secteur nga xamante ni muccul si impact bi nga xamante ni coronavirus daal dina ko def si secteur yu bëri. daal di wutali Ndar foofee nag DJ yi lañ fa doon tàggat góoru Ndar squat moom moo daal di taxawal ab session de formation ci festival Saint-Louis stand up bi nga xamante ne ren ji dañ ko wàññi bu baax a baax ndax mbas mi ba tey Nabi Silla. tàggat bu ñuy def ay DJ ci institut français bi ne ci Ndar yitteel lool acteurs culturels yi Ale Mbaye alias Big Tale di xamle njëriñ li nekk ci tàggat goo xam ni ñoo ngi koy def ay gone yu jóge fenn fu ne ci diwaan bi. benn DJ bi mi ngi tudd Zilla mi ngi dëkk Ndar beneen DJ bi mi ngi tudd Las Rout mi ngi jógee Rosso Sénégal ñoom ñooy defal formation jeunes yi suñu nee hip hop li ci ëpp solo moom mooy scratch yi ak DJ bi nan lay duggee ci biir son bi di mixante son yi bu artiste bi di jouer quoi. yitte ak Big Tale ak ñi mu àndal doon taxawal festival international waaye itam bala moo ne foog ñu dëgëral mbir mi ci dëkk bi rawatina ci biir réew mi. mini festival la d'abord parce que ren mooy première année bi mais lu jiitu ay takkusaan hip hop lañ daan organiser bëgg nañu mu nekk li nga xamante ni day nekk lu mag jàpp nañ ni fi léegi ay at yi di ñëw dina mën a nekk festival national. ay jéego yu am solo Big Tale ak i ñoñom doon ko def ci 2014 ak léegi ci wàllub culture urbaine tey jii ñu gën a bëgg dëgëral seen taxawaay ci lépp loo xam ni aju na ci wàllub musique rawatina wàllub DJ. fi nañu yem mbokk yi ci seen chronique culture dig daje samedi ji ñu dëgmal incha allah ngir ab rétrospective